asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës ñeenti ponk lay doon. bu ci jiitu mooy ñaareelu vague coronavirus bi ñi nga xam ni ñoo di élèves yi nag ci la ñu fas yéene sukkandiku ngir rek lépp lu jëm ci xibaar bu ànd ak feebar bi ñu yeggale ko ci askan wi foofee nag ca Pikine mouvement action bu professeur Daouda Ndiaye jébbal na lii di élèves yi ay gel antiseptique ak ay masque waaye tamit boole ca waxtaan ak ñoom ngir que ñu mën a yeggale bépp xibaar ci askan wi ci wopp ji naka lay wàllante naka la ñu mën a def ba moytu ko ki nga xam ne yi tamit moo di préfet bu Pikine daal di nay rek rafetlu song gi nga xam ne élèves yi fas yéene nañ ko song xeex woppi coronavirus ji ak i tamit dugal gi ci action dugal loxoom waaye tamit di gën a ñaax askan wi ci ñu respecter li ñu tuddee mesure barrière. étudiant bi nga xam ni moo di Sadio Ousmane Diédhiou comité bi saytu wàllu wér-gu-yaramam di wut koppar yu ñu ko faje ndax wopp ji ko dal di wopp ju nga xamante ni ca tugal rek la ñu ko mën a faje wopp jooji nag wopp ju doy waar la mi ngi tudd aplasie médullaire moom nag dafay song lii di yuur gi ba tax dootul mën a defar ferñeent yi dem ci sa yaram ba sa yaram mën a am liggéey bu nga xamante ni dina mucc ayib ba tax na fi mu toll nii mënatul a dem mënatul a dikk loolu yi nag li nga xam ne moom la ñu ca daal di am moo di juróom-benn fukki million waaye nag li ñu soxla mooy ñaar téeméer ak juróom-ñett fukki million waaye nag donte li ñu am néew na lool ngir yóbbu ko ca tugal mu faju ñoom ñi ngi am yaakaar ni incha allah dinañu dajale xaalis boobu ngir sowe ki nga xam ni moo di Sadio Ousmane Diédhiou. génn àdduna professeur Abdoulaye Bara Diop nekkoon directeur bu IFAN ñooy ni jàpp ni moom mooy bàyyi li ñu tuddee sociologie ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekkoon nit ku nga xamante ni xereñoon na lool amoon xam-xam waaye terewul yi tamit saa yu nekk da doon gëstu di gën di yokk xam-xamam ñu bari nag daal di jàpp ni daal génn gi nga xamante ni génn na ko àdduna université dina ko yëg bu baax waaye tamit bokk na ci ñi nga xamante ni département sociologie fu mu egg tey ñoo ko fa eggale jébal nañ ko yàlla suñu borom ni ki tey. réussir muy tekki ci biir réew mi lu mën a nekk la tey jii nag li koy firndeel mooy Pape Songué Diouf mi nga xam ni mooy maire bu Ngexoox nekk tamit député ca assemblée nationale nekkoon ku nga xam ni ci wàllu immigration clandestine la demee woon États-Unis waaye bi mu ñibbisee samp ay ndëndëm fii ci dëkk ba mu fekk baax fekk ko fa muy Ngexoox ca la daal di tekki moom nag gëm na ni ndaw ñi ak tey jii ni réew mi demee mën nañoo toog ci réew mi liggéey fi tekki fi. ñaareelu cong coronavirus gi élèves yi war nañ cee mën a am rôle bu am solo ngir rek li nga xam ni mooy lépp luy information ñu eggale ko ci askan wi loolu mooy gëm-gëmu mouvement action bu professeur Daouda Ndiaye moom nag def na action bu am solo foofee nga xam ni moo di Pikine lu toll ci ay gel ak ay masque yu takku jébbal nañu ko préfet ba ak élèves yi préfet bi nag daal di rafetlu lu ni mel waaye tamit xam le ni ñii di élèves yi bu fekkee ni sukkandiku nañu ci ñoom dinañu am résultat yu baax ci wàllu xeex coronavirus ndax ñoom xam nañu jàngoro ji am nañ ci information yu doy préfet ba rax ca dolli nag di wax askan wi nañu gën a dëppoo ak digali kër docteur Mamadou Lamine Fati. gën a ñoŋal xeex yu ñuy def ngir dajaloo yi nga xam ne askan wi mu ngi koy def ci biir ngir xeex li nga xam ne mooy mbasum coronavirus bi lee loolu mooy taxawaayu kii di préfet bu Pikine Moustapha Ndiaye di woo askan gi lee nañu tey bu baax a baax ci feebar bi lee gis nañu bi relâchement bi amee ñëpp constaté ko ministre de l'intérieur génn na beesal arrêté boobu mu defoon pour mun a tere rassemblement yi tere ndaje yeeg xumbaay yeeg fépp foo xam ne ni dañ fay nit dafay rassemblé wu mu tere ko gouverneur aussi pour mën a expliquer loolu jël na communiqué fàttali ne leen ba léegi arrêté bi mi ngi en vigueur kon ci ñun la des ñun il nous revient à nous autorités au niveau déconcentré ñu veiller à ce que effectivité boobu am te defe naa ne loolu ci loolu la ñuy teg suñu xar suñu tànk tubéy ba képp koo xam ne ni gis nañ la ngay bu a jéem a bañ a respecté loolu aussi yoon dal sa kaw wala ñu teg la li nga xam ne ni yoon loolu la lay daal. ngir moytu ñaareelu mbas bi gën a law ci askan gi lee ku si njëkk ngir mën a xeex lu nu mel mooy élèves yi lee rawatina ñu jaarale ko ci jàng ak njàngale gi ngir ñoom ñu jël ay matuwaay ngir xeex feebar bi lee lu nu mel di xalaatu professeur Daouda Ndiaye bu mouvement action. gis na école dafa sensible xale yi dañ fiy daje te dañuy dellu seen kër ñu xam ne transmission bi mën na fay am te masque bi ak li ñuy raxasee loxo daf ci am solo foog
ñu ne nañuy ñëw dimbali ci école yi nga xam ne lycée yi dans un premier temps ñi nga xam ne yaakaar nañ ne bëgg nañu masque te amuñu ko ñu jox leen fépp nag ñu def ci ay lu ñuy raxasee seen i loxo muy eau de javel yeeg madaar yeeg yooyu ñu bàyyi leen ko nga xam ne loolu yaakaar nañ ne daal dina participer ci lutte bi parce que loolu pour man appel la boo xam ne ni ko préfet waxal dañ koy waxee rek dafa war ku nekk parce que xeex bi nguur bi rek mënu ko lijjanti te je pense que bu ñu ko defee mën nañu gañewaat Covid bi comme ni ñu ko gañewoon bu njëkk. élèves yi nga xam ne ñoo nekkee ci CM APIX ginnaaw raay sud ñoom jot nañu 2 junniy masque bu jógee ci mouvement action lu nu mel di wax nekk ñi nga xam ne ñooy élèves yi lee ñu waxtaan ak seeni njaboot ci matuwaay yi nga xam ne mooy aaru ci feebaru mbasum coronavirus bi lee. jërëjëf Mamadou Lamine Fati mouvement action bu professeur Daouda Ndiaye di am xeex bu am solo bu muy def ci wàllu xeex coronavirus ak njeexitalam lu bon ci ñu bari bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñooy jaay lekk fi mu toll nii lu bari ci seeni client gisatuñu leen waaye nag terewul ñi ngi def seen kem kartan ngir rek mën a am lu ñu suturloo ci li nga xam ni tamit moom mooy mesure barrières yi jël nañ ci seeni matuwaay ay satukan Moussa Fall doxante nañu ba ci jaaykatu lekk yi. amul liggéey bu ñàkk fayda loole la jaaykatu lekk yi ci mbedd mi xam muy ay jaaykat yu taamu di jaay añ moo xam ci place bi wala ñu yóbbu ko ci wàllum koom moom it mbasum corona laal na leen. Ndakaaru jàkkaarloog université jaaykat yi ñu mun leen a gis fu nekk ci ñoom soxna yi duñu xamal ni corona bi am na lu mu yàq seen liggéey. laal nañu bu baax nag parce que avant feebar bi di ñëw vraiment ñu ngi doon jaay normal parce que dangay ñëw balaa heure bi dangay fekk pare nga jaay mais léegi lu yàlla xam doy na yeneen saa yi bu ñuy egg suñu kër day fekk timis jot na danga yore ay njaboot nga sonn bay bëgg a dee doo teel a pare doo bëgg a tamit delloo añ bi waaw instant ni si jafe-jafe boobu la ñu nekk daal. instant ni étudiants yëpp ñu bëri nekkatuñu fi ñun heure bi day fekk pare nañu balal li suñu bagage ji waaju ñibbi mais instant ni moom lu yàlla xam doy na dañuy foraatu rek comme xam nga ne borom njaboot moom mënul toog rek te liggéeyoo dangay fay luwaas sa doom yi dañuy jàng dangay yónnee sa parents yi tamit yow la ñu yaakaar yëpp si yow la daal mais boo toogee tamit du baax mais gis nga fu mu nekk ni 15 heures mu ngi waaj a jot ba léegi pareeguñu feebar bi kay lu mu indaale moom wax dëgg yàlla adduna bi yëpp sonn na. ndax fi mu ne nii ña doon dimbalee ngi laaj ko xam ne si liggéeyatoo añ da lay të wax dëgg mbas mi yàq na liggéey bi yëpp ñëpp la impacté ku doon sóor fukki kilo mënatoo sóor juróomi kilo waaw doy na waar metti na waaw waaye yàlla na ko fi suñ borom bu tedd bi jële ñoom ñi le sax dañuy sàmmoonteeg bu baax lu ñuy texe ci mbas mi. ñu ngi respecté maxime parce que fu ma toog ni man dama koy indaale su may dem marché damay xëy ak moom su may togg damay nekk ak moom su may ñëw damay nekk ak moom ak gel bi yëpp nañ koy def ñu ngi defar daal ba mu baax di ñu tere ñu bàyyi ko lu baax yëpp ñu ngi koy def nag wax dëgg yàlla. bu baax a baax man bañ naa ko ba fu ma jëm maa ngi ànd ak sama biteel su gàtt fii raxas loxo yi defar ba mu baax takk sama masque bala maa laal dara raxas samay loxo ak lii def ba mu baax ndax itam sàmm sa wér gi yaram ci la ndax kuy xëy di wuti danga ko tal boo ko talut doo mën a xëy wuti te feebar bi doy na waar doy waar goo xam ne dañ ciy muslu rek suñu borom musal nu ci ak set ak hygiène raxas say loxo di laal sa sel di takk sa masque foo mën a dem ñun de noonu lañ ko gisee. temps yi ñoo leen gën a ragal corona bi étudiants yi koo ci gis mi ngi selam mi ngi takk maskam bu xante bi sax fi mu ne kii amatut ndax daanaka njaay mi demeetut noonu. soxna yu jàmbaar yi ngir dundal seen njaboot am fulla ci njaay añ bi nga xam ni ci mbedd bi la ñu koy toggee donte mbas mi indil na leen jafe-jafe bëgguñu toog yaa fuus. DER di jàppale élevage maanaam li nga xam ne moo di càmm gi ak lépp la cay tukkee tey ji nag amaloon nañu lël bu am solo ñi nga xam ne ñooy xalaat seen xel di xel li muy lii di partenaire technique yi ak ñi nga xam ne ñoo di joxe koppar yi daje woon nañu ci benn lël ngir saytu rek naka la ñuy def ba suqali ak a jàppale lii di càmm gi ak lépp lu nga xamante ni moom moo cay tukkee jëwriñ ji ñu dénk wàllu càmm gi di ko rafetlu ñu déglu Aliou Saleh Diop ministre de l'élevage ci micro Babacar Seck. may rafetlu bu baax nag seen teewaay muy wone gëm gi ngeen gëm secteuru élevage fekk ci monsieur le président de la république
di sant bu baax monsieur le ministre délégué bi nga xam ne moo jiite DER bi mu amee xalaat ne war naa tase dajale mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci secteur bi mu waxtaan ak ñoom seet yan matuwaay yan pexel lañ mën a taxawal pour lii nga xam ne moom la ko monsieur le président de la république dénk te muy lu am solo ci koom-koomu réew mi ngeen bokk ci njaboot gi tase ak moom ñu mën cee waxtaan ba gis bunt yi nga xam ne bu ngeen ci jaaree buñ ci jaaree ñoom aussi ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk secteur élevage ay solution dana am ci suqali li nga xam ne mooy élevage ci Sénégal kenn ku nekk ci yéen expérience bi mu am en matière d'élevage en matière de financement du secteur jàpp naa ne expérience boobu tey bu ñu ko jukkee ci atelier ñaari fan bi nga xam ne ñoo ko seq bu ñu ci jógee yàlla mën naa def ñu am jumtukaay boo xam ne dana mën a gën a gaawal liggéey bi dana ko gën a ful. yéwénal dem ak dikk nit ñi ak seen am-am ci biir dunub Afrique loolu bokk ci li nga xam ni moom la Union africaine gën a bëgg te tamit bokk na ci lu nga xamante ni war nañ cee jublu niki 1er janvier 2021 réewum Sénégal nag war na ci am taxawaay bu am solo moom mi nga xamante ni ci wàllu jëflante ak ay naatangoom def na ci jéego yu am solo ci dun bi waaye tamit gën ko yaatal lu am solo la loolu nag dina tax ba Sénégal ak fi nga xamante ni fi la nekk ci wàllu géographie dina mën a daal lii di exporter maanaam di jël ay marchandises am di ko yóbbu ci yeneen réew yi gën a yéwén loolu nag ki ko xamle moom moo di docteur Malick Diop mooy directeur bu ASAPEX ñu déglu ko ci micro Aline Diouf. bu ñu xaymaa jënd ak jaay bi ci suñu biir Afrique bu ñu jëlee téeméer fukk ak juróom rek la ñuy def ci suñu biir alors que Europe bu ñu jëlee téeméer juróom-ñaar fukk ñu ngi koy def ci seen biir bu ñu jëlee Asie téeméer daanaka xaaj bi yëpp ñoom ñi ngi koy def seen biir. kon Afrique dañu bëgg bu ñu jógee ci téeméer ñu teg ci ñaari at ñu yegg ci fanweer bu ñu ci tegee ba demee ba 2025 nga bu ñu jëlee téeméer juróom-benn fukk ñu xam ne ci suñu biir la loolu nag lu yomb dafay indi concurrence dafay indi loo xam ne doomu Sénégal dañu war a préparer wu agropole yi ñu dugal ci ñu yëngu ci bu baax. transformé bu baax bu dee mango ñu transformé ko bu dee anacarde ñu transformé ko bu dee soble ñu transformé ko bu dee sax li ñu xam ne dañ koy napp ñu transformé ko bu dee li ñuy toppatoo ko mu ay diw ay beurre de karité huile de baobab ñu transformé ko mbirum xarala tamit ñu liggéey ko anam boo xam ne dinañ ko soxla extérieur ba pare ñu koy mën a dugal biir Afrique tey bu ñu xaymaa Sénégal tamit dem na ci bu baax parce que Sénégal c'est 1985 milliards d'exportation ci 1985 milliards yi bu ñu jëlee téeméer juróom ñeent fukki yëpp ci biir Afrique zone 16 pays yooyu lañ koy dugal bu fekkee ne yegsi nañ ba 54 pays xalaat nañ ne dinañ jógee ci ñeent fukk ci at diir bu gàtt yegsi ñeent fukk ak juróom-benn loolu lañ bëgg ñun Sénégal te ñu ngi ciy liggéey. lan moo war a nekk taxawaayu Sénégal ci koomu ku juróom fukk ak ñeenti réew yi nekk ci dunub Afrique loolu nag ki nga xam ni moo di éditorialiste du Daouda Tall indi na ci xalaat indi tontu ci laaj boobu nga xam ni ki ko laaj mooy Aline Diouf. Sénégal avantage bu mu am d'abord mooy am na plan ak vision xam na fu mu bëgg a dem ñuy wax fii ak 2035 loolu tam dafa nekk lu am solo Sénégal également nekk na di évoluer ci zone boo xamante ne mooy CEDEAO zone bi nga xamante ne mooy ci wàllu lënkaloo ci biir Afrique zone bi nga xamante ne bokk na si gën a développé boo xool Union du Maghreb arabe mooy ci nord bi Maroc Algérie yooyu amuñu développement boobu lënkaloo boobu booy xool CEAC Afrique centrale amuñu lënkaloo boobu booy xool li gën a am solo mooy Sénégal jàng na foofu maanaam du ñëw rek soobu si loo xam ne xamu ko tàmbali na ci CEDEAO zone libre échange la zone la boo xamante ne libre circulation des personnes la donc loolu dina préparer Sénégal mais tam li ci gën a am solo aussi mooy ñu tàggat outil productif bi yokk ko tàggat suñu secteur privé mooy entrepreneur sénégalais yi dooleel leen transformer économie bi parce que du état bi moom mooy dem di commercer bien que état yi ñooy signer ratifier mais nit ñi ñooy dem di commercer loolu tam dafa nekk loo xamante ne il faut que ñu dooleel secteur privé bi dooleel citoyen sénégalais yi jox leen ay armes ba nga xamante ne dinañu mën a dem am valeur ajoutée ci biir zone ZLECAf boobu nga xam ne africains yi ñooy échanger
pour jeexal foofu aussi il faut que africains yi lu mel ne Union africaine ñu liggéey aussi ci wàllum libre circulation des personnes parce que bu marchandises yi di circuler te nit ñi duñu circuler loolu tam dafay nekk loo xamante ne dafay doy waar donc il faut que nit mën a tey jóge Afrique du Sud ñëw Sénégal jóge Sénégal dem maanaam Kenya te du am benn problème ci wàllu business loolu mooy sensu vraiment ZLECAf bi donc moo koy mën a matal. kuréel gi taxaw ngir wàllu étudiant bi di Sadio Ousmane Diédhiou ñoom nag dajale nañu juróom-benn fukki million ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk yi nga xam ni moom la ñu war a dajale ngir yóbbu ko ca tugal mu faju moom nag étudiant bi di Sadio Ousmane Diédhiou wopp ji ko dal wopp la ju nga xamante ni bariwul ñu muy dal waaye nag ci yuur gi lay daal di song bu ko songee nag yuur gi dootul dak mën a liggéey li nga xam ni mooy ferñeent yi war a nekk ci sa yaram ngir sa yaram mën a am ak tan akuk peex ngir mën a def activité yi nga bëgg a def loolu nag moom moo ko gàllankoor ba tax na nag comité bi ñoom li nga xam ni moom la ñu warloo ñi ngi koy def di dajale seen déem ak seen i daqaar naam la ñu dajale bareegul waaye ba léegi ñi ngi am yaakaar ni dinañu fexe ba am som boobu ngir mën ko yóbbu ca tugal faj ko Pape Ibrahima Ndiaye Souleymane Diallo. mbégte bi nga xam ne moom la ñuy seen léegi-léegi ci kanamam ak daal bu nekk ci moom doon ay mbir yoo xam ne dafa wuuteek feebar bu tar bi nga xam ne moo soppi àddunaam ay mbokkam dar ko ay xaritam ànd ak moom Sadio Ousmane Diédhiou lu jege benn at a ngi muy xeex ak feebar bu doy waar nga xam ne jafe na loolu nit am ko. feebar bi moom ñoo ngi koy woowee aplasie médullaire aplasie médullaire nag bon boo ko déggee mooy yaram bi moom mënatul defar deret parce que deret yi ci biir moelle osseuse bi lay sokkeekoo ak ay cellules souches léegi à partir de moelle osseuse bi la yaram di defar ay lépp luy globule rouge luy globule blanc ak plaquette. ndongo bi nga xam ne wàllu médecine lay jàng ba mu nekkee ca Saraya doon dëkk bu nekk ca Kédougou di préparer thèsam jëm ci wàllum doctorat la ko feebar bi daaneel muy yëkk coono gu métti am ay jafe-jafe ci wàllum nooyi deret gi du sotteeku ci li nga xam ne mooy ay bakkanam Sadio Ousmane Diédhiou xamagu ko feebar bi ñu duttee aplasie médullaire moo ko jàpp ñu mujjee ko évacuer Ndakaaru mu doon ay waxtu yu doy waar ci moom. vraiment bon comme genre gént la ma def sax pour man dinaa yeewu un jour bon ñu ne bilan yëpp normal pour man sax ay erreur bilan moo tax ñu defaat bilan répété bilan yi ça se trouve que feebar boobu la am même fekkee raar na bon foog moo ni naa tombé si kii nii naa bokk suñuy raar ñu koy am. tey nag ngir xeex jàngoro ji nga xam ne dafay yàq sax say moelle osseuse SOD comme ni koy xarit mi di woowee dafa soxla 280 millions ngir dem fële ca France ngir daal dafay def greffe mu nekk xaalis bu takku waaye nag li taxul ay xaritam bàyyi. mais wax dëgg yàlla ba ñu jëkkee dem def don de sang au niveau du CNTS après voilà ñu ñëw toog waxtaan ak moom si la ñu gëm ni daal wax dëgg yàlla mbir mi mën na sotti ak lu mu metti tamit am nañu espoir ci loolu surtout ci moom la gën a jugee parce que moom wan nañu énergie boo xam ne ak gëm yàlla boo xam ne franchement lu ñu amoon ci métit ak naqar ci feebar bi wax dëgg yàlla wàccoon na. boobu ba léegi nag ba ñu commencé dajale li nga xam ne mooy xaalis bi comité bi jot naa dajale ci lu toll 55 millions ci suñuy koppar mu doon espoir ci SOD waaye nag li yëpp taxul bis bu yàlla sàkk muy xalaat bu fi jógee. moo tax à chaque fois su ma gisee effort bu ñuy fournir man mun ma leen dul gëm ko et jàpp si loolu bon c'est la moindre des choses lu mu mën a def. SOD ay xaritam taxaw temm ngir rek yóbbu ko ca tugal mu faju li nga xam ni moom la ñu dajale matagul képp ku ci mën a jàpp na ci jàpp ndax wopp ji ko dal doy na waar ci sa yuur gi lay dem ba yuur gi dootul mën a daal defar lii di deret ji mën a doxal saw yaram fi mu toll nii nag mi ngi soxla lool ndimbal ñi nga xamante ni am nañu te yàlla may leen nañu jàppale comité bi ngir ñu mën ko yóbbu sowe bakkanam dañuy daal di dem ci ku nga xamante ni nag bàyyikoo na fi muy professeur Abdoulaye Bara nekkoon directeur Abdoulaye Bara Diop nekkoon directeur bu IFAN tey ji nag la woon levée du corps bi fii ci jàkkay Point E ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo seqoon ak moom àdduna nekk ay collègue am ci wàllu liggéey daal di indi ay seede ci moom nekkoon nit bu
am xam-xam lool waaye tamit yéwén ci xam-xam bi waaye daawul doyal mukk ci di gëstu professeur Ibrahima Dia ak Mohamed Timéra ñu indi ay seede ci micro Moussa Fall. li ñu jàpp si professeur mooy ñun ñëpp ñun ñi mu formé jànguñu sociologie dañuy wax ni moom mooy père sociologie Sénégal bu ñuy wax sociologue tey Sénégal moom moo tax mais yamul rek si jàngal ñu sociologie daf ñu jàngal aussi ay jikko ay valeurs yu nga xam ne tey ñun ñëpp moom la ñuy yóbbaale donc loolu dañ ko si gërëm yamul woon rek nekk suñu professeur yamul woon rek nekk ku ñu doon jox ay jikko dafa nekkoon suñu waajur di ñu nemmee ko fu ñu mënti nekk di ñu toppatoo di ñu yedd boobu ba léegi moom ak soxnaam di mère Aram Diop donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale Sénégal yëpp xam ne am nañu ku mag ku am importance pour réew mi ku fi jógee ku liggéeyal réew mi tamit si fànn yu bëri te liggéey bi boolewu ko ak coow ñu bëri gis ñu ko mais liggéey la boo nga xam ni tey moo tax lu bëri am tey si domaine bi may wax ni muy domaine u science sociale au Sénégal. ci mën a wax daal Bara Diop nekkoon jàngalekat ak gëstukat bu xarañ ci wàllu xam-xamu société africaine yi notamment société sénégalaise bindam yi nekk na ay loo xam ne ba tey nit yi dañ ci sëkkandiku suñu seen gëstu yi te tamit liñ ci mën a jàpp lu mooy nit boo xam ne bu woyof la woon jege lool étudiant am yi te demam bi daal nekk na loo xam ne lu ñu bett la te lu ñu metti la quoi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. fële ca daara ju kawe ja di université Cheikh Anta Diop étudiants ya nekk ca département sociologie di jooy ki nga xam ni moo di professeur Abdoulaye Bara Diop ni ñàkk nañu borom xam-xam ñàkk nañu ki nga xam ni mooy bàyyi sociologie ci Sénégal ñi nga xam ni tamit ñoo la doon liggéeyandool di ay naatangoom di indi seede yu rafet ci jikko ji waaye tamit ci li nga xamante ni mooy xam-xam ba ku mag dëddoo na fi Abdourahmane li demoon na ba université Cheikh Anta Diop. ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca département sociologie muy bërëb bi nga xamante ni fa la Abdoulaye Bara Diop nekkoon ab jàngalekat ñi nekkoon ay ndongowam tey ji ñu nekk fi ay kilifa ñu ngi jooy ba tey dem si yàlla gi même bu mu nekkee à la retraite jàngalekat bi da doon ñëw jàppale si kilifa yi nekkoon ci département sociologie. même bi mu retraité dafa ñëwaat université parce que boobu université soxla na ko. te amoon na grade boo xam ne moo koy may mu mën a ñëw encadrer étudiants yu mag yi te loolu dañ ko ci gërëm di ko sant organiser nañ fi ay cérémonie yu bëri dëgg-dëgg pour rendre ko hommage maanaam pour sargal ko. muy ko nga xamante ni saa su ne mi ngi doon gëstu ngir yokk xam-xamam même bu muy am juróom-ñaar fukki at ak juróom. mais bi ñuy def assises yi bi nga xam ne données yi dafa bëri maanaam information yi dafa bëri. ba ñuy utiliser ay logiciel moom dafa ne woon dafa bëgg a jàngaat logiciel yooyu nga xam ne donc nit la koo xamante ne njàng da ko intéressé njàng bis bu ne dafay bëgg dem di avancer et puis dafa jàpp ne lim ñuy jàngal foofu mooy jàng du arrêté mukk. muy kilifa bu ràññeeku bu Ibrahima Kelly xam ci ay mbindam muy ko nga xamante ni liggéey na lu am solo ci département sociologie tax ñu ràññee bile département ci àdduna gi. jotuñoo jàngal ndax peut-être ba mu fiy jógee fekk ñëwuñu fi waaye li ñuy jàngat ci moom à travers ses écrits maanaam li mu fi bàyyi ci bind gis nañ ne ku xarañ la woon ci wàllu bind ci wàllu gëstu surtout jëm ci wàllu société bi ñuy wax société wolof bind na ci lu bare par rapport ak société bi nu mu tënkoo nu mu bindoo wàllu xeet gi wàllu caste yi wàllu diine ji ak yooyu noonu tax na ñu gën ko xam. mu yéeg génnub àddunaam ci suba si ki la nga xamante ne ndongo la ca master ci département sociologie mi ngi fàttaliku bés boobu bu mu ne. du ko gaaw a fàtte. biñ ko gisee ci rencontre boobu wax dëgg yàlla waxta dénk nañu ay kàddu yoo xam ne ñun jeune génération bi daf ñuy gën a firndeel ni dañoo war a gën a jàng gën a fonk suñu dëkk mais aussi xam ne am na exemple yoo xam ne war nañ leen war a mën a suivre pour continuer ci lancer boobu noonu. ay jaajëfal ak ay ñaan toftal na ko si ngir ñaanal ko fu mu jëm gënal ko fuuf fu mu jugee. amin moo ci topp professeur Abdoulaye Bara Diop yàlla na dee di noflaayam yàlla na ko yàlla teru ca àddinay firdawsi dañuy daal di àddu jëmale ci tolluwaayu wopp coronavirus ji ci jamono ji nga xamante ni nag lu nga xamante ni moom lañ ca seetlu moo di ni daal téeméer ak juróom benn fukki nit ak benn ñëw nañu am doomu jàngoro bi am na yi tamit lu nga xamante ni moom la ñu tuddee cas communautaire téeméer ak fukk ak juróom benn ñoom ñoo amee yi tamit doomu jàngoro bi te kenn xamul ku leen ko wàll lu mat
juróom-ñaar fukk ak juróom wér nañu ba ñibbi seeni kër, ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan. limub ñi ci ñàkk seen bakkan ba wopp ji ñëwee ak léegi toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti nit. ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk ci lalu hôpital yi toll nañ ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom. ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo wopp ñu leen di ñaanal ñu wér ba dellu ci seeni kër. ña nekk ca Sowétas yàlla na seen bakkan sawe, waaye ñi nga xamante ni amaguñu doomu jàngoro bi nañu gën di moytu di dëppoo ak tere kër docteur yi, di def li nga xam ne moom lañ tuddee geste barrière, di raxasu fu ñu toll ak ndox ak saabu, waaye tamit di am lii nga xam moo di gel antiseptique, rax ca dolli yi tamit di takk masque yi tey wàññi dajaloo yi. loolu la kër docteur santaane buñ ko saxoo wopp ji dina dellu ginnaaw. xët bi ñu jagleel rubrique bi di réussir au Sénégal tekki ci réew mi tey jii nag dañuy daal di dem seeti kenn muy ki nga xam ne moom moo di Pape Songué Diouf nekk maire bu Ngexoox nekk tamit député ca pencum ndaw réew mi. moom nag defoon na immigration clandestine dem fële ca États-Unis, waaye mujjantal ga dafa ñibbi ci Sénégal ba ndombay tànk yooyu fekk si ko fi. moom nag li nga xam ne moom lay digal xale yi moo di jamono ji daal ak ni réew mi tëddee toog fii liggéey fi tekki fi lu mën a nekk la, te bu ñu ko gëmee mën nañu dem ca kanam. Adama Sarr ak Cheikh Diop daje nañu ak ki nga xam ni mooy Papa Songué Diouf. dama fi nekkoon mu xaw a metti ay jafe-jafe xaw am, mën naa immigré ji jamonoy polisario yi ma waaj ko, mën naa jaar ci désert bi. xam nga jamono yooyu ñuy dee ci désert bi bari na, yàlla dafa ma sutura ma dem ba Mauritanie yëf yi diggante bi tàng jër, diggante polisario yi mu tàng jër, mënatu moon jàll. looloo taxoon ma ñëwoon, mais man ci clandestin boobu moom laa bëggoon a jëkk a def. mu nekk jamono ji maire bu Ngekoox moom nag mos naa dugg ci lii di immigration clandestine. Papa Songué Diouf nag jafe-jafe yam ca jànkoonte woon tax daal bu jamono ji nag muy ñaax ñi di ndaw ñi ñu daal di toog ci seen réew, ndax nag bari na luñ fi mën a def. li ma leen di wax jeunesse bi mooy financement yaa ngi fi, DER baa ngi fi, mbay maa ngi fi, métier pétrole ngi fi, pétrole bi léegi mu ubbi, leneen ak leneen ak leneen mu ngi fi. te boo xoolee Sénégal war nañu mën a am autosuffisance en riz, autosuffisance en maïs, parce que am nañu terre bi, am nañu suuf si, am nañu ndox mi, liggéey mu ngi fi. la ngay daj États-Unis di ko daj Europe boo ko dajee fii tekki, te am na xale yu bari ñu ngi tekkee fii. lañ fi mën a def bari lool, moom sax nga xamee ne ci wàllug njënd ak njaay la doore woon laata muy dugg ci wàllug politique. tey jii nag wàllug politique googule tax ba mu doon maire bu Ngekoox. ba ma retourné kon ma ne kon naa def commerce, ci laa commencé commerce bi ba yàlla defee ba ma ñibbisee Ngexoox itam ma ne situation politique Ngexoox booba fekk naa population bi benn forage moo fi nekk, ñu defaroon ko en 81 jamonoy président Abdou Diouf. lu jafewoon askan bi mu ngi askan baa ngi koy jot, dëkk baa ngi leer, ndox maa ngi léegi mu baawaat. kon projet yaa ngi ñëw, ñu ngi financé jigéen ñi, ñu ngi financé góor ñi, ñu ngi financé dëkk bi, étudiants yi ñu ngi leen di financé di leen jox xaalis étudiant dëkk bi. kon président Macky Sall ànd ak moom dama ne jaamu yàlla la. député maire Papa Songué Diouf nag li nga xamee ne moo di wàllum njàngam yépp mu ngi ko defee ci commune am. Papa Songué Diouf mu ngi juddoo Ngexoox, juddoo mu séeréer, juddoo campement Ngexoox, màggee campement Ngexoox, yoroo campement Ngexoox, di doomu baykat di jàng fii école primaire. looloo waral mu bokk ci ñiy xalaat ne nit mën na juddoo ci réew mi dal di fi tekkee. Pape Songué Diouf député maire bu campement Ngekoox ndemoon ca immigration dellu si waat def commerce jaar fu nekk tey jii mu dem ba takk ndombay tànk jiite commune ba waaye tamit nekk député ca pencum ndaw réew mi gëm na ni toog ci réew mi tekki fi lu mën a nekk la muy ñaax ndaw ñi ngir ñu gën a takk seen digg dellu ci liggéey bi ndax la ñuy daj ci bitim réew buñ ko dajee fii dinañu mën a tekki jàngeen jëf ci ànd gi ngeen di ànd ak programme ITV ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje suba incha allah ci waxtu wi ci yeneen xibaaru marax